asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu la conférence des leaders suñu kilifa yi toog fii nuyu tamit la presse présente ñi fi toog fekkee fii tey waxtaan wi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci rédaction yi nekk itam samay collègues ci benn côté bi nuyu itam samay collègues maire ci région bii ñu dëkk nag di la grand maire Barthélémy Dias ñu teg nuyoo bi ci loxoom mu séddale ko ne collectivité territoriale yi nga xam ne waa Yewwi yëpp ñoo fa ne nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo toog ci kër yi itam di ñu déglu merci monsieur le maire Abass Fall le patriote fi ñuy commencé nag ñun suñu wax mooy soppi loi président Macky Sall ci lii xew fi nii heureusement ba président Khalifa wax na ko ne mbir mi nekkul sa problème mu liste mais dafa mujj romb problème mu liste mais liste yi tamit mënuñu ko ote mënuñu ko tëb ci wax ji dem li tax ma wax loolu nag ñun ci élection locale yi Guédiawaye ñu nuy waa banlieue bi yëpp ak waa Cap-Vert Guédiawaye dañu toog ba ñu xëy nañu seen liste suppléants yi ville Yewwi woo suñu parce que su matulee préfet xamal ñu ne lii titulaire mënta dem sans suppléant ñu ñoo motali c'est la loi ñu toog ba ci yàgg man c'était hors de Dakar ñu woo ñu neñu liste Yewwi Askan Wi commune Sam Notaire ak commune bu Golf sous-préfet rejeté na ko ma départ daw si ñëpp a dem cour d'appel ñëpp yóbbu seeni préfet ba mu des ñun man Ahmed Aïdara keroog dama ne affaire bi nan la demee waaye Yewwi yi fa nekkoon ñoom Khadija Mahécor nañu dañ fee toog ba guddi le sous-préfet demandé ñu ne ñu dem leen ngeen ñibbi ba suba ngeen ñëw mottali parce que da ngeen fi yàgg ils étaient 6 ñëpp dem ci ëllëg si ñu ñëw ñëpp ñu jox leen possibilité ñu mottali waaye Yewwi ñëw ñu leen yéen toog leen ne man Sam Notaire laay milité fa laa dëkk Golf nag ñoom ki ñu fa toogoon du gagné ñun ñu wax loolu ñu ne ñu yéen doo leen bokk parce que seen suppléants yi amul dem leen toog doo leen mottali te liste yi il faut majoritaire ak suppléants yi il faut lépp mat amul ay bii nii bii lay ma dem ba ci kaw fekk fa la sous-préfet d'ailleurs bi affaire bi jàllee sax la ko Macky Sall yóbbu ginnaaw Tambacounda dañ koo affecté ma ñëw ne ko suñu liste yi liñ may expliquer nu mu demee SEDA bi fa nekk nangu ne c'est nous qui avions demandé ma ne ko qui est nous mu ne ma la commission ma ne ko elle est composée de qui et de qui mu ne mu ñin SEDA c'est nous qui avions demandé au mandataire de rentrer ba ci ëllëg si ñu dellu si waat mais bi ñu ñëwee nag ah ñun de nous sommes pour ñëpp bind mais nag kii moo opposé wu di la commandement territorial ma ne ko par force neex naqari ñun dinañ bind suñu liste duñ dem cour d'appel duñ kalaame fii lañ koy réglé muy def fo ñu def dëgg envahir feu ñun na Guédiawaye lañ dëkk ñun fa lañ dëkk ñun ba pare dëkkuñ fa ñëw dëkk ay Dakar nii de fa la ñuy yeewoo 2 jours par force mu mujj taxaw nañu waa garaawul kaay leen ngeen mottali parce que suppléants yi mënul ñàkk waaw mais ñun koy dund nañ loolu tey ñu ñëw Macky Sall bëgg ñoo gëmloo nañu liste ci élection
majoritaire mën na toog suppléant dem fële tamit titulaire mën na toog suppléant dem fële tamit suppléant mën na toog titulaire dem commandement territorial yi benn la ministre bi fi nekkoon moo fi ne ba tey dara changé wul préfet ñoo fi ne ñu bëgg loolu jàll nit ñi ne nag dañuy dem pour wane ne lii du jàll tey du jàll ëllëg ay code waxuñu ko ak arrêté ministériel ndeyu luwaay mooy constitution moo wax ne képp koo xam ne am nga lu la miti ñëwal nga taxaw fii pacifiquement waaye yow yëglul rek waxal la président de la conférence des leaders ne ko ñun dañoo bëgg a organiser nangam mu ne ah mais sa yaay ay datam day organiser bu dajee affaire yi kon mën na bañ a am buzz ma ne xaaral ba bu sama yaay bu paree ma doog a def lii mooy njaruñu préfet ak sous préfet ci autorisation yi de tàggoo la pour ñu xool ba xam dëj am na fa wala amu fa barki dee mu ne nañ foire moo fa ne la fa ne matul ñaari mbaar mënoon lañ leen jël sa aj leen ci kaw terrasse bi nekkoon foofu ñun ñu doxal loolooy dëgg président Sonko génn na fray ñu ne ñu du am cartum réew mi moo ko mayee par force la ñun moom danoo dem avec ou sans autorisation dañuy dem te gis nga Abbas fii yàlla moo fi ne subhanahu wa taala ñi fi nekk naan ay non boo géré mairie te àndoog état c'est archi faux le peuple est souverain gars yi ay milliards la ñu yor teg ko ñu teg ay rakku Macky Sall ak ay doomu Macky Sall population bi ne leen yow mii Ahmed yaa ñu gënal kii ak ay milliards am dara defuñ ko fa ngay tiit di pat-pati il faut coopérer ñenn ñi di jaay ay mandat su yàlla dogalee ñu am majorité te dinañ ko am loi bi ñu soppi woon ci député yi dinañ ko ñu lijjanti ba nga doon maire Macky Sall bëgg a déstabiliser cette dynamique muy woo ay maire ñii ay centre commercial maire bu vision mu yeggul ci centre commercial mais kooku nooy defaree dëkk stade ba doo ko defar doo taal lampe doo def dara ñu lay dig ay centre commercial ak ay nangam sax te moom ku ko xam ku ne xam ne vision bu gàtt bi Idrissa Seck wax ne jam ñaajo la yem jam ñaajo dafa sori de dafa fekkoon Ablaye Wade préparé woon jam ñaajo ba pare ñu ne ko suuf si baaxul mu dem mais moom il faut mu insister moo indi problème mu gazon yi tey fële na le stade ba day yàqu Ablaye Wade boo demee sa moo tax mu tuddee ko xam na ne stade du yàgg kon dañuy dem da koy saboté rek xam nga moom day passé tout son temps di saboté Ablaye Wade mais waa PDS ñoom ñoo ko may ñu jógee foofu ñëw ci forfaiture bii bu mujj la dàq ginaar waxaale sa soxla président Macky Sall nit ñi dañuy créer ay emploi muy créer ay chômeur jël ay doomi réew mi ku àndul ak moom mu ne la yow dootoo xëy président Sonko la ko njëkkee te boo demee sax xam naa moo siiw de parce que moom dafa am tur boo demee ñu bëree bëri liquidé nañ leen ci service yi ku àndul ak ñoom nekk ci administration dinañ politique par force boo gañewul delloo ma sama yëf inspecteur yëpp def na leen politicien kii di inspecteur mu ne ko doo ko fi defee Mame Boye Diao di inspecteur mu ne ko na neex Bengelloune di inspecteur mu ne ko politique Habib Niang mais chaque jour ñu bind ko ci journaux yi muy politique mu ne ko baax na mais bu dee keneen la mu ne ko doo ko fi defee capitaine Touré def enquête leer na ak leerul mu ne na fi jógee waa ji nekkoon fii nii Sen TV daan def revue de presse ba waa ji jooju Macky da ko doon saraxu 2007 Macky Sall di dugg biir Touba beneen borom musóor boo xam ne tey daa ànd ak moom ne ko doo fi jaar ay da mbooj nii ne ko doo ab hélicoptère soo jaarul fii dugg biir Touba ma démissionné mu naan ko waxal ak Ahmed mais di nga booy boobu RFM nii kii mënul ñàkk fii ma démissionné mu may saraxu ma ne ko ba ma am beneen rajo diggante bi xëju fi bul démissionné nekk à l'intérieur du pays c'est ce Macky Sall là mooy ànd fàtte na yàlla moo tax muy def yi muy def PDS 150 députés lañ ne la doo ko jiite yàlla ne la dinaa def nga jiite 17 millions de Sénégalais nga ne ma du ma wax rek ci kanamu caméra yàlla ne kaay ma dénk la askan te sa rakk ci boppam la mbër mi di laal li teg ko ne coowal marché bi jëlewu ci benn leçon day sóob rek
taxaw naa non j'ai entendu l'appel de la jeunesse entendrul dara nguuram gi ne ci mbedd mi ci kaw autoroute bi la ko jëmu ju tedd ji fekk jël ko indi ko récupéré ko indi waat ko teg ko ci 16e ne ko toogal mu toog mu joxaat ko sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér nguur gaa nga woon ca mbedd ma fii ay ragal newuñu fi ñuy woo nag képp koo xam ne da ngaa dëkk banlieue ñun réunion nañ démb sax publier nañ ko banlieue laa wax képp ku fa dëkk rawatina géejawaay gi ma dëkk demee te Macky Sall tam ñi ngi koy ñaan mu toog gars yi duñ riir ñëw soxlawuñ marché ci ay cadavre pour jël palais c'est un pouvoir finissant yow sa nguur moo jeex ñi ngi woo ñëpp Mali barki démb bi mu wootee ñëpp a ñëw le mandat de trop boobu moom duma ci wax parce que comme que moom nee na nii wii nii non man moom dama naan non ñu lay laaj njiitum réew nga war di dëj sa wax kilifa waxam day dëju dëjoo ko sax sa wax ji di naaw ni xob kenn xamul fi mu nekk nii yow foo féete nga naan nii wii nii non dem fële encore naan doyalaguma fii ku faatu même boo amee téeméeri at bàyyi fi mu bët ku dee bàyyi fi mu bët laa la wax na gëm yàlla xam ne nguur goo gis day jeex man de fa ma doon liggéeyee maag waa ji bokkuñu bokk gis-gis politique fu ñu ma mës a laajee ne ma ndax yaa ngi ma ànd ma ne ànduma ak moom Yewwi laa ne point am mouvement bu ñu naan Géejawaay laa bokk point faruma ak moom falaay ne di wax di liggéey un contrat professionnel moo ñu lié bu weeru dee mu fay ma mu dox ma dox point loolu yàlla la ñuy woo sénégalais yépp nag ñiy tiitalaate noonu di wax naan ay xawma seen doom yi dee diine joo fi gis laa la wax pour mu am li mu am tey ba ñu toog fii def suñu jàkka yi kilim ko ba mu sedd guy ay bakkana rot ca Uhud rot ca Badar rot te ñoo ñu gënoon a jege yàlla fop te danoo xare ba dee foofu la réew mi toll Macky Sall mi il faut nit ñi jóg jàkkaarloog moom di kilifa diine yi wax nañ bay bëgg a dee yaay gis nga ñooñu di wax naan kilifa diine yi dañu wax nañ parce que ñoom ay régulateurs sociaux lañ ba pare léegi-léegi sax dañ lay cax ku ñëw ñu ñaar boo jugee dem delluwaat ca la nga nekkoon la marche est autorisée nañ ko par la loi ndeyu loi yi moo ne marche bi suba waaw lu mooy l'info du jour sax comme ça ma joxaale ko Sénégalais yëpp ñu xam ne marche bi autorisé nañ ko pour fu waay nekk nga dox ndànk ñëw place de la nation du am benn problème du am coow ñu ñëw taxaw fa woon Macky Sall ne ko majorité sénégalais yaa ngi nii yow nee nga yow yaay majorité yaa am doole yaay roi des arènes te yow yaay tànn bis bu nekk ñi nga war a bëre mais kon an sa doole Abdoulaye Wade dee ak lu ko waaye mën a wax bañ sa tolloo danaan jàkk jaay ku mën a noddal Abdou Diouf kasaalika mais yow dépp ba nga toogee ba léegi nee nga yow élection yi ngay dem yëpp yow yaay taamu ñi nga war a demal ñeen ñi sa da ngay teg ak ñoom dil ay opposant ci biir opposition bi ni da ngay saf yàpp wala nga saf jën laa la wax ñin nag ànd ñoo Macky Sall comme ni yenn journalistes yi jëlee position ne ñoom ils soutiennent Macky man de mereew ma leen waaye ni leen ko Macky nangulee nag ba tax ñu yor seen télé ak seen rajo ak seen i quotidien di dóor waaye nañ ko nangul ñi nga xam ne taskatu xabaar lañ te ànduñoo ak Macky ñun ànduñoo ak Macky allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Je donne la parole à Madame Maïmouna